mbokki téléspectateur télévision Louga TV di chaîne digitale ñu ngi leen di nuyu d'ailleurs sax une première à Louga comme ni ñu koy baaxoo di ko defee bi pandémie bi commencé ba léegi ñu xool ñi nga xam ne jàpp nañu seen i kàddu dana amal njëriñ loolu askan wi ci la ñu nekk di dox ba tax na tey ji nag ñu seet si tamit vraiment macha allah koo xam ne un grand quelqu'un comme ni ñu ko mën a waxee di le professeur Papa Ibra Samb man nag fa laa yem ndax macha allah ndomb tànk yi bëri na suñu ko joxee kàddu gi moom ci boppam danañu gën a présenter boppam balaa ñuy dugg nag ci waxtaan bi dañu koy bàyyi rek mu nuyonteeg mbokki téléspectateurs yi professeur ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum kon ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di nuyu ñi nga xam ne ci ñoom dañoo nekk Sénégal wala ci diaspora bi di ñu déglu di la nuyu yooyu itam. di nuyu seen chaîne de télévision di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen def parce que liggéey bi ngeen di def weesuwul nit ñi mën a yokk seen xam-xam ci loo xam ne aajawul ñu koy jàng ci téere presse bi dafa am lu bare loo xam ni dañ ko am ci rôle bu ñuy joué ba ci lii nga xam ni moom la àddina bi jànkonteel bu du doon presse bi tey jii musiba am ñoo koy jàngal nit ñi ñooy sensibiliser ñooy wax li nga xam ni mooy li nga xam ni moom nañu war a def comportement bi ñu war a am loolu yëpp ñoom ñoo ko fésal mbooloo mi àddina bi yëpp xam lan la feebar bi lan la ak nan lañ koy moytoo kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal nag sénégalais yëpp nag jiitu ci nag ñi nga xam ne ñooy médecins yi les personnels soignants ñu nekk ci hôpitaux yi muy feebar bu jéggi dayoo te ñoom ñu wax ko affronter ca léeg-léeg sax ñu affronter ko ci ñu am moyens yi kon nag loolu ñëpp amal nañu leen njukkal ñëpp war nañu leen di bàyyi xel di leen ñaanal xam ne nag bu duloon ñoom mu ñaaw ki nga xam nag moo lay fegul loo xam ne mënoo ko fegul sa bopp li nga mën a def mooy sant ko ñaanal ko yàlla kon nag yéen ñëpp ak képp koo xam ne dugal na ci loxoom ku manti doon ci Sénégal ci commencé ci autorités yi gën a kawe ba ci suuf ñi ngi leen di jaajëfal parce que lu la bett man la ca mbir mi nekk na loo xam ne dafa bett àddina bi yëpp am dayo bi mu toll kon nag loolu en tout cas même bu dee ne amuñu résultat 100% positif war nañoo jéem a jàpp ne li ñu am fii ci résultat bett na sax àddina bi parce que au départ dañoo jàppoon ni duñ ci génn ca xay na tey jii xel gën naa dal. professeur bi may tàmbali dama ne xam nañ déjà professeur nga xam nañ ni tamit nekkoon nga recteur université bu Thiès ci wàllu présentation dañu bëggoon nga yokkal ñu rek wax ñu sa bopp yaay kan ngir téléspectateurs yi gën a comprendre li tax tey ñu seet si la ngir war a mën a waxtaane li nga xam ne moom mooy virus bi. recteur aboutissement la académie membre titulaire de l'académie nationale des sciences et techniques bi ma nekk aboutissement la. Ancien directeur de l'ENSA École nationale supérieure d'agriculture aussi ci yoon lañ ko fekk professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle depuis 2008 ci yoon lañ ko fekk mais man instituteur laa jàngoon 1974 laa commencé jàngale ci dëkk bu ñuy wax Sinthiane Sinthiou Garba ren ji ci 2 mois danaa retraité ci université après 45 ans d'enseignement effectif 45 ans c'est pas un seul jour kon nag mi ngi noonu professeur de biologie là aussi biologie végétale depuis 1982 loolu kon jaar-jaar bi ci gàttal ah lépp neexu la wax. jërëjëf macha allah yal na yàlla xeeb dool yi professeur dañu nekk nag ci jamono ji nga xam ne dafa am mbas bu sonal adduna bi. mbas moomu nag bàyyiwul Sénégal waaye it bàyyiwul Louga gii ñu nekk nii ba tax na wax nga ko sànq ci média dafa am rôle bu am solo bu mu ciy joué ñu daal di jóg ñu nit ngir ci suñu wàllu sensibilisation ñu xool ñi nga xam ne seen i kàddu dana mën a njëriñ askan wi ndax tey jii bëgg nañu xam d'abord lan mooy virus ba noppi. jërëjëf virus
man day jàngale naa ko parce que bu ñu règne vivant dañ ko subdiviser en 2 sous-règnes, le règne végétal et le règne animal. Diggante bi nag frontière boobu mooy frontière bu xaw a ratax ca frontière boobu le virus yi nekk ñu féetale ñu ko ñun xam nga végétal plante li ñu ko xamee mooy mu fixe sa fixité plante du luy dox mais bu ñu demee ba ci diggante règne bi ci suuf micro-organisme yi ñoo fa nekk ci côté animal ay micro-organisme ñoo fa nekk ci règne végétal moom aussi ay micro-organisme fa nekk foofu nag ci bi gën a suufee mooy virus moo gën a suufee ci sañu règne végétal bi mais bi mu gënee suufee ba pare dafa ci am moom caractéristique boo xam ne moom kese moo ko am jafe woon nañu sax dugal ci règne vivant parce que ñoom daanaka dund amuñu dund bu ñuy dund ñoom kenn bu ñu wéetee ñoom dañoo manqué ba nga xam ni ci li nga xam ni moom la nit ñi ak bàyyuma yi nit ñi ak bàyyuma yi ak plante yi am ci li ñu am moom dafa am lu ko ci manqué ndax presque da ngay naan noyau lu am ca ñoom ñu ngi leen tuddee ay eucaryotes yi nga xam ni am nañu cellule bien définie dañu leen a tuddee eucaryotes ñoom ay eucaryotes la ñuy tuddee wala eucaryotes wala protocaryotes wala procaryotes noonu la ñu leen tuddee parce que ñoom amuñu noyau bien défini ñoom tuuti la ñu am ci biir matul sax cellule li ñu am matul cellule équivalent noyau la ñu am mais noyau boobu sax matul noyau boobu ñoom bantu cellule la ñu bantu ARN la ñuy am acide ribonucléique xam nga loolu mooy li nga xam ne moo amee li nga xam ne moom mooy tax ñuy dondonte li tax ñuy li tax kuy dund liy dund yépp di dondante mi ngi ci acide ribonucléique ak acide désoxyribonucléique ñoom nag loolu kese dañ ci am ca ab brin la bant boobu mënoo koo gis ci microscope ordinaire boo ko doon gis il faut nga dem ba microscope électronique Sénégal ñi fi mas a toog ci microscope électronique barewuñu man ci laa bokk kon xam naa xeet bi nga xam ni foofu lañ koy mën a natt parce que natt bi millimètre ngay jël diviser ko par 10 par ay milliards par exemple 10 puissance moins 9 moom nga koy diviser millimètre ngay diviser par milliard par exemple xam nga loolu tuuti na mënoo koo gis sa bët mënoo foog sax ni mu toll loolu nag nga xam ni matul cellule bu dee am na lu ko topp ARN boobu bu dee bant boobu li ko topp capside lañ ko tuddee matul membrane du membrane parce que noyau ak cellule dafay am lu ko wërngël tëj ko moom dara tëju ko kooku nag mooy def li nga xam ni jéey yi ñuy wax yépp xantu luy dund loolu moo ñu ko teg ndax matul ni ñu koy waxee sax matul mbuus yàq mbuus noonu la c'est-à-dire que moom dañu ni day dugg dans le cycle de la vie puisque waxuñu ni dafa être vivant la finalement dañ ko def loo xam ne day dugg ci dund ci ab jamono rek day dugg ci dund ndax moom kese bu desee bu wéetee moom dee rek la dese donc day fexe ba dugg ci yow bu duggee ci nit ki nag ci saa si yàlla defal leen kàttanu ak li ñuy tuuti yépp bu duggee ci nit ki dafa naan ko arrêter li ngay def yow liggéeyal ma
nekkal sama surga may ma man may multiplier wu ci sa doole may multiplier sa doole booba nag moom ma ngay multiplier wu à un rythme insoupçonné ci loolu nag aussi ci la ñu am beneen façon bu ci nekk parce que dañuy soppeeku xam nga wax naa la brin wu ARN la mais brin wu ARN boobu du nekk toujours li mu nekk moo tax tey jii ñu bare jàpp nañu ni jógewul ci nit pour gaañ nit ci ay animaux la jóge am ñu ni sax ci chauve-souris la jóge mu di njugub kon mënoon na nekk di def jéeyam ci njugub bu doon mënu la soppeeku mais yàlla dafa leen may kattanu répliquer se répliquer mooy multiplication bu gaaw ba pare nag bu ñu koy def aussi dañuy soppeeku bu mooy leen di may ñu mën a jóge ci njugub ñëw ci nit dégg nga buy ñëwee ci nit nag donc mooy li ma la wax jéey ji mooy dañu naan la yow arrêté li ngay def liggéeyal ma yow léegi nga leen di liggéeyal ñoom ñu mën a multiplier wu par milliers looloo tax aussi ki nga xam ni moo ko am muy gaaw a wàlle parce que bu ko tichoolee mu dal la foo xam ni buntu la bu nit mën a bu mu mën a duggee muy gimiñ muy bakkan muy bët dafay daal di commencer moom daal di liggéeyam ba pare nag fatt la ba yow doo mën a liggéey sa liggéey donc coono bi yépp mi ngi noonu mais li ci gën a yéeme ci gën a cee sonale mooy virus bi miinuñu ko woon ndax boo déggee ñu tuddee ko Covid mooy coronavirus disease coronavirus disease 2019 mooy xam bi ñu ko xam mi ngi nekk bi ñu koy xam mi ngi nekk ci novembre wala décembre 2019 ñu tudde ko Covid 2019 kon nag bi ñu ko tuddee Covid 2019 boobu la ko nit ñi commencé xam ci loo xam ni wax naa la ni mu toll pour capter ko parce que faj looy faj da nga koy xam ba pare loo xam ni wax naa la ni mu toll ci dayoo loolu bu ñu ko bëggee napp parce que bala nga koy mën a faj il faut nga mën koo napp bactéries yu bare bactéries lèpre tuberculose yooyu yëpp seen microbe yomb na parce que da nga koy jël bactérie boobu da nga koy jël boo ko jëlee ba am ko ci laboratoire man ko cultiver ba mu nekk en culture boo xam ne moom rek moo ci nekk moom nga ciy am da nga koy daal di mën a wutal ay antibiotiques di ko tester ba xam ni bii antibiotique dana ko mën a rey wante lu tuuti loo xam ni benn millimètre la divisé par 1000 1 milliard par exemple loolu ni mu toll nan nga koy mën a capter ba xam ni moom kese nga am doo nga mën a jublu ci moom moo tax bi ñu koy wax ak léegi muy toll ci juróom-benn weer ak juróom-ñaari weer laboratoire yépp ci àddina bi tey ji wóor na la ni ñu ngi ci parce que tey jii kuy gëstu sa gëstu mi ngi gaaw ci nga feeñ nga trouvé woon virus bi ñi ko jëkk a cultiver déjà en culture pure ñooñu déjà seen tur dem na lii loo ci def lu ci nit def lu ci chercheur def sa gëstu day dem. mais professeur dogguma la xam nga soo d'après ni nga expliqué dëgg la lu la bett mën la waaye ak fi monde bi toll technologie bi fi mu toll ak science fi mu toll ndax mën nañu wax ne adduna bi yëpp ñoom préparé wuñu woon bay xaar cas yu mel nii moo tax bett bi toll nii. waaw mais xam nga loolu man yomb na xam parce que maladie feebar boo fi mas a dégg ci àddina dégg nga lu koy faj loo xam ne dañ koy faj dootoo ko gis mais sida ba mu amee ba léegi si syndrome immunodéficitaire acquis ba nga koo déggee ci àddina bi ba léegi si déggagoo ñu ni garab sàngam ma koy faj mu jeex ci feebar sida cancer ak yu mel ne yooyu nga gis ni
hépatite yooyu nga gis ni dañoo jafe même virus même grippe bii ngay gis rek du lu yomb parce que boo fi grippé rek da nga dem ci pharmacie yu bari da nga dem ci docteur yu bari ñu jox la ay garab mais benn du ci du ñëw rek sekki kon nag loolu mooy problème bi c'est-à-dire que même bu doon ni am nañu méthodologie culture am nañ ko am na laboratoire yu ko am ah yoo xam ne mën nañu cultiver nañu virusu sida mais taxul nga mën a tëb rek daal di mën a cultiver virus bii nga xam ne moom la ñu am donc li ma la wax rek mooy ñépp a ngi ci am na sax ay labo yu commencé def effet d'annonce ndax am nañ ci tuuti foog nañ daañu ko am ñu ne daañu ko am ci jamono sàngam parce que boo ko amee chance bi ngay am mooy da nga koy mën a publier ci revue bi gën a mag ci àddina bi Nature par exemple revue bu mel ne Nature boo amoon tey ji gëstu bu mag boo def ah Nature da koy mën a publier Nature bu ko publier benn article Nature mën na remplacer téeméeri article feneen donc loolu mooy contexte bi kon ñi koy gëstu ci àddina bi kenn xamul nañu toll réew yi mag yi seen laboratoire yépp ñu ngi ko dóor ci virus bi di xool nan lañ koy amee nan lañ koy mën a contrôler ba mën a wax parce que coow li mooy mën a fexe ba ci laboratoire nga ne médicament bii dina ko faj. kon ci loolu professeur. bu ñu dellusee fii ci Sénégal ci suñu système sanitaire bi ñu teg nii ndax gis nga ni fi ñu teg seen tànk ngir xeex au moins pandémie bi yow gis nga ni am na ay manquement wala gis nga ni fi ñu teg seen tànk foofu la par rapport ak ni nga koy expliquer nii. man nag ku wóolu connaissance la bu ma wóoluwul xam-xam boo ñu bàyyi ma parce que man ci xam-xam laay dund depuis 82 ci loolu laa nekk ah 80 xam rek jéem a jàng ba tey nag taalibe laa parce que ñun du ñu retraité ci jàng ah mais ci kaw loolu dañu am nag vraiment au Sénégal ñu xarañ nag médecins yu xarañ et puis am ci ñoo xam ne aussi du dañoo am seulement la profession mais dañu sérieux parce que ñoom bu ñuy dugg ci métier bi dañuy def le serment d'Hippocrate dañuy waat ni ñoom seen lépp lu ñu mën dañ koy def ci dimbali doomu aadama ñooñu nag dama ciy xam particulièrement dama ciy xam pour avoir eu à travailler avec eux ñoo xam ni man samp naa ci Thiès benn UFR santé liggéey naa ak ñooñu mais jafe na nga gis ci Sénégalais lu sérieux ne médecins yenn yi ak seen certains professeurs de médecine ca dañuy respecter éthique dañuy respecter déontologie dañuy respecter ku leen mag ci métier mi gis naa daal ni Sénégal bu ci génnul du doon loolu mooy tax li ma jàpp mooy bu ñu ci génnul matériel moo leen di manqué mais jàpp naa ne bu ñu amee matériel lu américain professeur américain def daañu ko def wala daañu def lu nuroog loola bu ñu amee matériel lu français chinois def daañu def lu xeetoog loola parce que am nañu professionnalisme bi am nañu sérieux bi te yooyu kese moo ci am xam-xam bi ak sérieux bi am nañ ko kon nag man loolu tiituma ci. kon yow jàpp nga ni système bi ñuy testé système bi ñuy confiné mesures yi ñu teg yëpp loolu nekk na loo xam ne vraiment mooy les mesures à prendre. li ma xamul kay mooy lu ci politique def mais lépp lu ci médecine def wóolu naa ko waaw lu ci médecine def rek wóolu naa ko. mais ndax tey bu ñu xoolee mën nañu def différence bi diggante li ci médecine def ak li ci politique def ndax dem nañu ba ñu duggante ba ñu jaxasante ba xamoo kan ak kan moo def lii. ñoo ànd nag parce que médecin bi mun la tëb dem. parce que matériel bi dañ ko koy jox il faut am ku ko jox moyens yi il faut am ku ko jox donc c'est le ministère de la santé qui définit la politique et pas les médecins eux-mêmes hein c'est le gouvernement qui définit la politique gouvernement bi mooy définir politique moo naan aw leen fii mais nag fekk ni waxtaan nag les professionnels donc je pense que de ce point de vue-là je suis pas moi quelqu'un qui dit ce qu'il ne pense pas je dis la vérité hein. Tu sais bien que j'ai mille autres raisons pour descendre tout ce qu'ils disent en flamme parce que man je suis maa moom sama bopp maa yël sama bopp bu dee sax
politiquement je suis de l'opposition donc wax ni li ñuy def nii mënoon naa ko battre en brèche mais lan la may jariñ actuellement benn kii ennemi la ñu am ñun ñëpp ñi nekk ci médecine ñi nekk ci biti bi ñi nekk ci réew mi ñi nekk ci àddina bi benn ennemi la ñu am mooy feebar bi. dañu gis ni dañuy wax ni virus bi day muté. xëy na ñu ne bi démarré woon Chine. wute na ak bi nekk France. xëy na am suñu naan wute na ak bi nekk fii Sénégal ak bi nekk yeneen réew mais dañu gis ni dafa am foo xam ne adduna bi yëpp ñoo ci ànd mooy les mesures barrières. mooy masques yi mooy raxasu yi mooy distanciation bi ak yeneen yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk naka la ñu mën a expliquer ñëpp d'accord ni virus bi xëy na su demee dëkk bi du bokk ak dëkk be mais ñëpp d'accord ci mesures barrières yi loolu ban explication nga am ci loolu. mais xam nga ban sax def naa erreur di def émission ci takkuma masque parce que dama bëgg rek ngeen nit ñi dégg ma mais masque bi mooy vertu bi mooy li nga xam ne moom la ñëpp war a def. mesures barrières yi les gestes barrières sont à encourager parce que loolu tëb def ko malade bi tëb agsi fii gis nañu Chine ni ñu ko doon defee kon boo jàngee ci ku la jiitu yow dafa lay may ay jéego yoo xam ne agseegul donc waaj nañ ko gàttandu nañ ko moo tax Sénégal bi ñuy commencé def nañ fi 1 mois pratiquement amuñu mort wala benn nañ ci doon am donc jéem nañu évidemment léegi mi ngi mel ne lu commencé xaw a ëpp loxo tuuti bu ñu demee ba nga xam ne dépassé nañu de 1000 malades hospitalisés sëy boobu nekk na sëy boo xam ne c'est difficile à gérer pour un pays en développement mais loolu mooy problème bi mais ñun góorgóorlu nañu fa ñu foogoon ni foofu la ñuy daluñu fa parce que foogoon nañu bu accès ci ñun ñu dee ñun ñëpp dañooy dee par million loolu amul te loolu am nañu ko def ñi nga xam ne ñoo ci liggéey ba loolu am kenn waru leen a xeeb ñoom la muy médecins yi muy personnel de santé bi nañu leen jaajëfal ca wóolu leen ci li nga xam ne moom ñu ngi koy def ca vraiment gisuñ ci ñun faute ñi ngi jël nit ñi di contact yi di leen tester ñi ngi jël ñi nga xam ne contact yépp la ñu ngi leen di tester loolu di jël ñi nga xam ne communautaire yi ñu ngi leen di tester ñi ngi mën a xam ne kii communautaire la kii contact la donc je pense que en tout cas maladie bi elle est cernée au Sénégal ni ñu koy traité mënuma ni c'est optimal mënuñoo def lu ko ëpp moom kooku du ma ko wax mais jàpp naa ne ñi ngi ci yoon. Professeur bu ñu jëlee mbiru politique teg fële jël mbiru culture religion yi teg fële teg wax ji ci xam-xam dañu seetlu ni démb jiitu réew mi def na sorti daal di alléger assouplir mesures yi nga xam ne mesure de barrière yi ñu jëloon ñu seetlu ni démb ci la cas yi gën a yokk Sénégal démb am nañu 177 cas ci moment boobu le président bi jël assouplir mesures yi nga xam ne jëloon na ko mu mel ni comme confinement bi daal di ko yóbbu ba 21h nu mu tudd couvre-feu bi yóbbu ko ba 21h 5h du matin daal di ubbi lieu culte yi loolu est-ce que ci wàllu xam-xam ci wàllu médecine ndax loolu médecine nangu na loolu. xam nga tey jii réseaux sociaux yi dañuy yàq xel boo ubbee tey jii Facebook da ngay daal gis ñu teg Macron ci kaw. mu bind ni mu wax ni on va apprendre à vivre avec le virus. Le même jour sans que nous même dans les mêmes conditions Macky nous allons apprendre à vivre avec le virus. day yàq xel dafay mel ne coïncidence la coïncidence est troublante. C'est-à-dire que dañuy mel ne ñun dañoo toppandoo France alors que France dafa doon nekk ci 1000 cas 1000 décès wala yooyu ba yàgg mu nekk ci 500 ba yàgg mu nekk ci ay 100 et quelques donc moom de toutes les façons atteindre pigam ba mu ngi wàcc waaw muy doog a def déconfinement progressif accompagné d'ailleurs ñun ak ñi ngi ci bis bi nga xam ne moom la ñu àgg ci cas bi gën a nombre de cas positifs yi gën a bari muy démb 177 évidemment avec l'échantillonnage qu'on a eu et l'échantillon n'est pas homogène man mii mënuma la jox nag ci loolu mënuma la jox fiabilité de la progression en fonction de l'échantillonnage parce que échantillonnage bi bu homogène noonu booy am 177 le lendemain nga am 109 dafay mel ne wàññeeku na mais ca échantillon de départ bi population de départ ba moo bokkul si bien que ñun xamuñu la nekk seen stock pour mën a juger de la progression de la maladie en fonction des chiffres mais ce qu'on peut dire c'est que démb la ñu am nombre de cas bi gën a positif bi gën a élevé donc xel mënul woon jàpp
démb ñun ñu déconfiner wala ñu assouplir ay mesures par contre tout le monde ñëpp xam nañu ni pression am na la pression des chefs religieux pour reprendre les prières dans les lieux de culte loolu ñëpp xam nañ ko du secret loolu ñëpp xam nañ ko donc loolu moo tax yàq na xel aussi que ñu def loolu parce que y a une pression maraboutique dafa moo tax itam aussi même mesures yi c'est des mesures aggravantes parce que ñi ko apprécier xam nga bala booy def sensibiliser nit dafa doon baax bi ngay ñëw ci moom nga fekk fa une plaque de cire vierge nga xam ne dara nekku ci xelam mais xel yi yàqu nañu déjà tey jii yéen seen liggéey ak liggéeyu médecins yi dañ koy gën a yàq parce que nit ñi seen xel yàqu nañ nee nañu dañu leen a xupp rek ñu daw loolu mooy problème bi mais donc jàpp ñu ni li xew ci terrain bi moo ñu yóbbu ci mesures yi liñ ci yóbbu ci mesures yi du li xew ci terrain yi parce que li xew ci terrain bi dañoo waxoon ni bu amee dañoo war a soreyoo dañoo war a sol masque dañoo war a bañ a nuyoonte dañoo war a def les gestes barrières dañoo war a def distanciation sociale li indi woon loolu gisuñu du ko fi jële ci loolu ci terrain bi mais aussi man nag sénégalais la je suis ici mais damay dem ci àll bi gis naa ay gox yuy màjjal ak di yalwaan loolu itam réalité la un état est un état à un moment donné tu fais le pour et le contre est-ce que mën nañoo continuer nii ñu doon def ak mesure de sévérité bi ñu ciy defoon ak strict comment dirais-je kii bi ñu ci defoon les mesures contraignantes yi est-ce que mën nañ koo continuer durablement ca du indi émeute de la faim du indi leneen ak leneen parce que commencé woon nañu wax am nañu commencé woon di fippu parce que aussi moom njiitu réew mi xam nga nee na mu ngi xayma mën na dem ba à peu près août septembre. donc fii ba août septembre est-ce que mën nañu confiner nit ñi di leen continuer di leen jox dund aussi yooyu yëpp c'est des mesures yoo xam ne xel nangu na ko mais man fi may waxee toujours bu ñu ko tegee ci xam-xam xam nañu président du xëy tëb rek jël décision. dana am ay conseils surtout ci conseils yooyu ñi nga xam ne la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama d'abord day njëkk laaj seen xalaat. ñooñu est-ce que tey ji bu sooxe amee ñooñu aussi mënuñu leen joxoñ parce que ñoom ñi nga xam ne tey ji bu ñu ko xelalee ne war nañoo mën a ubbi lieu de culte nit ñi di fa daje alors que feebar bi bokk na ci li mu gën a bañ mooy mbooloo. mais dafa am réalité du terrain gis nga loo xam ne dafay mën a nekk pour 10 jours bu doon pour 10 jours mesure boo fi jël ñu appliqué ko ak sénégalais lu ñu indiscipliné bu doon 10 jours bu doon 20 jours bu doon 1 mois. loo mën na jël ci mesure daañu ko mën a sooxaale ba àgg ci mais bu matee 2 mois nit ñi bàyyi woon nuyoo ñi ngi nuyoo surtout nag am na beneen indicateur mooy le nombre de morts nit ñi ni ñu ko ragale woon wàññeeku na parce que bon gis nañu lu mat 1 mois benn mort wala 2 morts yi fan yi rek la yokkuwaat mais fekk na nit ñi naan kii de grippe kese la kon loolu kenn mënu koo tere nit xel ak xalaat la am kenn mënu koo tere mu dawal xelam mais ci li nit ñi dawal seen xel ci Sénégal mooy affaire bi fii du virus bi nga xam ne moom la ñuy séen muy rey ay millions ay milliers ay kii kon nag loolu dafa ci nekk ci loo xam ni dafay tax mu xaw a jafe pour continuer les mesures strictes là alors que population bi ñu ngi am nu ñuy évaluer ñoom itam am na lu ñuy daj seen xel li mu daj mooy virus bi day wax dëgg est-ce que li muy rey fii mën na justifier li nga xam ne ni ñi ngi koy pauvre am ñoo xam ne ni jóge woon nañu seen kër dem Tambacounda jóge Dakar dem Tambacounda wala ñu def inverse bi ñëw doon fi faj benn soxla benn fan nga def fa 2 mois loolu aussi dafay nekk loo xam ni metti na ñu jëm ci Korité loolu yépp nag mais li président def démb du président mun la def loo xam ni dafay xalaat rek moom def am na résumé les fiches des renseignements secrets am na yenn information yu ñu amul mais yu ko wax ni que daal peut-être lii boo ko deful lii dana ñëw wala yooyu donc mesure de sauvegarde la bon man mun ma ko apprécier parce que am ma donné yëpp mais ce qu'on peut dire c'est que quand même
li gën a wóor mooy même bu ñu déconfiné képp koo xam ni mën ngaa bañ a dox benn affaire mën nga ko bañ a dox nga bañ koo dox à l'échelle individuelle léegi dañoo bàyyee sañu bopp état bi dafa rocceeku bàyyee ñoo ko sañu bopp mais ñun ñëpp nag borom xel ak xalaat lañu yow yaay xool loola doy li nga doon def ba léegi si di ci mucc boo dee nit nga da ngay continuer di ko def ah déglu naa sëriñ bu mag muy sëñ Lamine Sall nee na moom du demagul ci jàkka lu fii ak fukki fan ak juróom ba mu xam ni li ñu wax li ñu waxoon ci virus bi du amul wàlle bu metti bi amul moom looloo koy dool yóbbu ci jàkka loolu nag xalaat la nitu xel la. tey jàngat bu ma tënk ci. waaw professeur dañuy gis ni virus bi dañ doon wax ne Afrique xëy na naam Afrique mën nañu am chance parce que dafa tàng xëy na ñu naam Afrique mën na am chance parce que dafa bëri ay jeunes mais est-ce que loolu ba tey jii gis nga ni c'est avéré wala virus bi dafay dicter nit ñi ay lois. man d'accord man du ma dàqagul dara parce que man scientifique laa nag mënuma dàq dara sans données. man donné laay basé wu pour wax bu ma gisee ñu ni lii mi ngi koy kii mi ngi koy rey ci Europe ca rey lii ci Afrique ñu ni peut-être ay garab yu ñu fi daan jël moo ñu immuniser loolu dama koy dugal ci sama données dama koy considérer ni mën naa nekk ñu ne tàngaay bi tax na peut-être progression bi melul ni mu war a mel dama koy dugal sama donnée ñu ne virus bi dafa muté ba bi fi ñëw moo gën a néew doole dama koy dugal sama donnée mais nag duma ci jël benn ni bii moom la ca calcul recherche gëstu bu mat sëkk lalu ko ba ma xam ni données yooyu ñoo justifié lii dégg nga mais nag terewul ñu mën a wax ni ñun daal yàlla suturaalaguñ ñu ne ba nga xam ni li xew fële xewul fii parce que bu doon dafa fi ñëw def progression ba mu def fële ñun duñ ko mën a téye kon na ngeen si bu fekkee ne ñu naan ay millions ay milliers de ay presque ay millions dee nañ kon nag loolu ñun nañ ko sant yàlla xëy na yàlla aussi ci ñaanu mag ñi génnu ci donc moo tax itam ba tey jii ku nekk li nga gëm nga gëm moo tax mag ñi ak nitu diine yi ni nañu ubbeewaat lieu de culture nañu ñaan pape bi ca Italie ni le 14 la ñëpp tase ku nekk sa diine nga ñaan kon léegi virus bi daanaka am na benn vertu am na lu mu ñu indil loo xam ni bu ñu ko xeeb mooy ñu mën a amaat solidarité amaat esprit ni nit la ak fu mu mënti nekk ak diine bu mu mënti nekk yàlla moo ko sàkk ca mën naa xalaat mën naa ñaan yàlla nangu ko loolu rek déjà acquis bu considérable donc je pense que daal virus bi ak li muy bon yépp ca bonam àgg na ci dana bu fi jógee gent ba dana indi un nouvel ordre économique mondial mais dana indi un nouvel ordre social mondial yàlla na yàlla def ñun ñu gàttandu ko ñu itam parce que li ñuy nekk di confiné yépp waroon nañu itam kii nàccal sañu xalaat ci li nga xam ni ñu ngi des moom lañuy xalaat pour faagaagal ñu parce que man li ma foog mooy li mu fi indi ci métit yépp dañ koy séddoo bu jeexee du ñu ne ñun 20 morts la ñu am ñu lay am nañu 1000 morts wala 2000 morts wala 20 000 morts déedéet ñooñu nga xam ni ñoo amee 20 000 morts 30 000 morts ñoo amee sañu économie ñoo amee sañu monnaie donc da ngay jàpp ni dana am ay implications yu mag yoo xam ni gent ba yàlla bu mu nekk famine pour nous wala pauvreté bu gën a yokk pour ñun loolu nag nañ lu ñuy xalaat la aussi anticiper ko ba nga xam ne buy agsi du ñu bett ñu mën cee jël sañuy matuwaay ba li ci métti lépp duñ ñu ko sëf. en tout cas professeur waxtaan bi am na solo léegi nag ndax am na loo ci bëggoon a yokk fekk ni man xëy na laaj bi yeggewu fa bala ñuy daal di tàggatoo. bon li ma ci yokk mooy Sénégal réew mu mag la gis nañu ni affaire bi feebar bi wane na
suñu niveau d'organisation évidemment am na ay failles da ngay ci yow boo toogee à toute échelle da nga gis ay défauts ci ni ñu sañu toogaay boo xam ne waroon nañ ko mën a gën a defaraat mooy avant lii bu fekkoon ñu gën a faydaal xam-xam bu fekkoon ñu gën a faydaal médecine bu fekkoon ñu gën a jox doole suñu hôpitaux yi fexe ba ñu fépp ci Sénégal ñu am fa ay hôpitaux de niveau acceptable ah yoo xam ne mën nañu am ay mën nañu gérer maladie mën nañu am ay respirateurs mën nañu am ay comment dirais-je mën nañu faj niveau maladie bi yépp tey jii kon doon na fekk peut-être li ñu am ci problème duñ ko am ci leneen itam mooy peut-être xaw nañu yeex a agir bu doon ba ñu koy dégg rek dañoo gaawoon a tëj sañu aéroport kon lii duñu dal waaw kon am na quelque part mais nit du mat mais jàpp naa ni waroon nañoo gën a jóg gën a teel a jóg suñu teel a jóg moo ñu doon fegul ci niveau bi ñu àgg ci maladie bi. Professeur lan ngay tàggatoo vraiment kontaan nañ. xanaa di santaat téléspectateurs yi bàyyi nañu seen temps lu bari di ñu seetaan yow itam bàyyi nga sa temps ak li ngeen di def yépp seen télévision déplacé wu ba ci man jàpp ni mën naa cee xam dara wala danaa ci wax lu mën a avancer choses yi parce que li am importance yépp du dara lu dul yokk xam-xam yokk niveau liñ ci xam fexe ba li ñuy wax nii mën a am njariñ ci contexte lutte bi parce que puisque àddina bi yépp ñooy xeex kenn ku ci nekk ñun dafa jàpp ni soldat la pour mën a fexe ba faagaagal li nga xam ne moo ñu jaaxal kon nag jàpp naa yàlla def ni li ñu wax njariñ am na ci itam fekk ni aussi dana mën a fekk ñu mën cee ubbi ay bunt yu nit ñi jaar li ñu waxul nag mooy aussi artémisia garabu malgache bi nga xam ne dugg na suñu réew mu indi wax ju bare mais loolu xëy na temps bi moo la ko moyul mais artémisia garab la garab gu nekk ci àddina bi jàppal ne yàlla moo ñu boole ñoom pour ñu man ñoo fajal suñuy jàngoro garab gu nekk nag am na secret boo xam ne mag ñi am na lu ñu ci xamoon mais mag ñi seen problème mooy secret yu ñu ci amoon duñ ko jox n'importe qui même man nga nekk seen doom wala seen taaw bu dee wóoluwuñu la duñ ko jox léeg-léeg jox ko jàmbur bu ñëw fële tarbiyu leen ba ñu xam ni kii bu ñu ko joxee du ko sànni ci ëkk gu nekk ñoom ci loolu la ñuy joxe mais artémisia comme yi ñu joxe garab la tant que testé wuñu ko ba xam lu mu indi mais nag loolu test bi dafa laaj man li ci médecin yi wax surtout professeur Seydi doy na ma parce que bala bu ñu jëlee benn garab daggal la yónnee la li ñu la yónnee muy échantillon bi bala nga koy jox benn malade parce que nit la ñuy faj benn malade bala nga koy jox il faut nga xam li ñu la jox lan moo ca nekk lan moo ci mën a faj maladie bi il faut nga mën koo tester laboratoire ba pare mais doo tëb rek jox ko ay nit yoo xam ne commencé woon nga leen faj ak leneen nga jekki-jekki nga bàyyi loola ñëw dugg ci lii loolu xel nangu ko kon nag léegi li des mooy bu dee dañoo bëgg a dugg ci plante médicinale domaine la boo xam ne mën nañ ci am sax université domaine la boo xam ne dañ ko war a saytuwaat ndax plante yi ñooy suñu patrimoine ça fait partie de notre patrimoine héréditaire boo xam ne c'est sûr que mën nañ ci am sax ay garab yuy faj sida mën nañ ci am garab yuy faj lii artémisia bi sax am na Sénégal mais garab gi nga xam ni dem nga ba xam ni day faj nga jël ko fii planté waat ko ci beneen sol calcaire la muy génnee ci principe actif du ñu tolloo du ñu nuroo waaw bu dee da nga koo récolter le matin ak le soir bokkul dégg nga parce que plante yi li ñuy faje li nga xam ne moom la ñuy jëlee ci ñoom ñuy faj ci métabolisme secondaire la ñu koy jëlee duñ ko jëlee ci les produits de la photosynthèse donc am na ci yoo xam ne mag ñi nga xam ne ñoo ko doon faj fii ci Afrique dañuy dem di surveiller garab gi ba 2 heures du matin wala 3 heures du matin wala 6 heures du matin ñu jël ko xool nag côté angle bi ñu koy jëlee est-ce que ci côté soleil bi la ñu koy jëlee wala ba côté ba ca des te yooyu nekk yu am solo kon nag du dangay jël rek médicament n'importe quel médicament ñëw ñu arrêté li ñu doon def lépp jublu ci yow kooku xalaat nangu ko suñu médecins yi nag xam naa ne am nañu fulla fayda ak connaissance yu leen permettre ñu ràññee ba nga xam ne du ñu jël n'importe quoi dugal ko seen li ñuy faje macha allah mbokk téléspectateur yaakaar naa ne bi may tàmbali
newoon naa xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu wi ñu doon waxtaanee nii te yéen ñi seetaan tey jii defe naa ne ànd ngeen ak man ci li ma doon wax. fi mu jeexalee nag mooy garab gi nga xam ne moo jógee Madagascar li taxoon xëy na xuus moo woon ci waxtaan bi ndégam jëlaguñu woon décision ndax danañ ko adopté duñ ko adopté waaye moom mii waxee na xam-xam indi na ci leeral loolu dañ ko koy santé bu baax a baax professeur lan ngay tàggatoo. kon di sant ñëpp rek di sant ñi nga xam ne ñoom la ñu seqaloon émission bi mu di yéen ñi ak seen télévision di sant aussi nag téléspectateur u àddina bi yëpp di ñu déglu di sant waa Sénégal parce que lu ñu xam lu ñu man Sénégal la sàkkal gii nga xam ne sorewul gàtt-gàtt mooy sama cosaan ca foofu lu ma xam foofu la soqee ko kon nag ñoom itam mënuma def lu gërëm leen fii nga ma fekk ci Louga Daara 4 aussi sama base naturelle la wante Thiès Kër Madaro sama base naturelle la mais fac de science la tàggatoo ba nekk professeur titulaire de classe exceptionnelle en 2008 donc foofu itam mënuma def lu gërëm leen maa ngi jëm ci retraite en en juillet mais amuñ ci luñ ciy ragal parce que yàlla defal nañu balaa boobu di jot nag defar nañu suñu bopp. jërëjëf professeur vraiment donc waxtaan bi am na solo jërëjëf tamit yéen mbokki téléspectateur Louga TV di fàttali que ni Louga TV mooy première chaîne télévision digitale fii ci Louga at na wërngal képp nag di ko seetaan di ko rafetlu waxtaan yi mel nii rek la ñuy daal di sàkku nag ci askan wi ndax tamit ki nga xam ne yàlla daf laa may xam-xam dañu ne boo xamee xamleel waaye bu fekkee da nga xam ba pare toog ci aussi yow it lu dal sa askan ci nga bokk te moom nag deful loolu tey ji li mu xam ne rek jàpp nañ ni dana am ñu mu njëriñ ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah